asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañuy ñëw toujours ñu ngi nekk ci place Sénégal yi lañ nekk ba léegi donc tey jii dañuy daal di ñëw nag defar ceeb bu weex defoon nañ fi ñaar ay variété ceeb bu weex mais tey bi ñuy defar ceeb bu weex boo xam ne bu paañ lay doon donc boo ngeen gisee fan yi dama jël paañ c'est parce que dinaa leen wax après li nekk ci paañ yépp et en plus de ça dafa nekk en saison fii dañ ko am lu bari donc il faut ñu wane tuuti rek comme ça ñi nga xamante ni dañ ciy am accès tout le temps nuñ koy utiliser donc sans plus tarder lii nag moo ciy dem dinañ soxla jën ku nekk façon jën boo am man yi mooy sama jën yi ma amoon yi ma leen waxoon naa toog atu yàlla du ma jënd jën mu ngi nii et donc ma am tey ji red snapper mu nekk defe naa moom la ñuy wax yaax su ma juumulee donc ak beneen bi nga xam ni genre groupe la donc moom laa amee foofu ma daal di am tuuti nenu jën macha allah daal di am aussi tuufa dinañ soxla kaani optionnel léegi ak yeneen naka laa ko mën a expliquer yeneen légume boo munti am man fi mu nekk nii dinaa soxla ñambi dinaa def aussi aubergine dinaa def okra mu nekk kanja muy dinañ soxla aussi carotte dinaa soxla kaani pour tëmbal ko naajo mi ngi noonu chou pommé ak chou fleur donc man yooyu laa fi amee ak paañ bi ngeen gis ma am paañ bu tooy bi léegi sauce bi nga xam ne dama koy boole aussi ak sauce crevette donc sauce bi mu nekk sauce crevette bu xonk donc dinaa soxla crevette dinaa soxla aussi soble dinaa soxla tomate loqati ak tomate doom laurier fële dañ soxla xorom ak tuuti poivre pour sauce bi ak aussi suñu mélange d'épices bi dinañ soxla tamit ceeb ku nekk ceeb boo am man ceeb bu sew laa am tey bu des fois du ma am ceeb bu sew ma am bu dijj ma utiliser bu dijj bi donc sans plus tarder duñ def rek lu dul ànd ak yéen si waañoo bismillah commencé rek comme ni ngeen ko xamee toujours bismillah ma def tuuti sel voilà léegi daal di ñëw dugal samay jën donc pour jën yi nag dinaa si ñëw su ma dugalee bismillah voilà pour jën yi nag moom liñ ci wax mooy maanaam jën dafa baax ci suñu wér-gu-yaram donc lu ñu mën a lekk jën rek nañ ko def incorporer ko ci suñu régime alimentaire nañ ko def parce que jën dafa nekk loo xamante ni li mu am ci ay minéraux ak aussi vitamines dafa bari donc ce qui veut dire que par exemple bu fekkee red snapper bi ma utiliser tey jii moom dafa am aussi vitamine D ak vitamine E donc nga xam ni dafa baax ci suñu wér-gu-yaram bu ñu nee vitamine D ngeen xam ni pour affaire yu yax la ak ay affaire nu mu tudd comme par exemple nit ki buy jëm mag nga xamante ni sa yax yi dafay fragile ak yooyu donc même vitamine bi nga xam ni moom la ñu naaj bi di jox même chose dañ koy am aussi si booy lekk jën tamit mu daal di am aussi vitamine E buñ ko waxee ñëpp xam nañ ko free radicaux yi lay kii la ñuy dimbali mais aussi dafa baax tamit si côté comme nga ne si sa yaram ak sa peau daf koy naayil la xaw ma nuñ koy defe naa mooy rafetal daal maanaam donc loolu noonu mu nekk loo xamante ni war nañ ko mun a utiliser donc te moom aussi comme jën yu bari rek li mu am si mercure dafa ndaw donc nekkul loo xamante ni da ngay tiit comme par exemple bu fekkee thon laak yooyu nga xam ne yooyu da ngay limiter li nga koy lekk daal donc loolu mu nekkoon quelques bienfaits yoo xam ni am na si jën ak oméga yi tamit 3 yi donc loolu tamit ñu mun ko kiyaale bàyyi waale xel donc mi ngi noonu léegi bu ñu paree dañ koy daal di xaw a saaf nii rek xam ngeen ma man noonu laay defee sama ceeb bu ma paree daal di ñëw dugal yeneen yi ak nenu jën bi aussi nenu jën bi tamit dinañ si ñëw incha allah. voilà léegi fi mu nekk nii damay daal di ñëw rosi suñu kii bi suñu crème yi muy nekk paañ bu tooy bi laa amee ki nga xam ne amul paañ bu tooy moom day jël paañ bu wow daal di koy xooj bu ko xoojee mu daal di koy baxal tuuti pour nga xam ne dafay dindi suuf yeeg yëf yu demee ni ki noonu bu ko defee yow boo koy def ci sa togg du xajam du def lenn donc man loolu laay ñëw def nii
côté saaf bi moom c'est optionnel mais gis ngeen rek comme bi ñuy defar genre ñànkatang boobu dafay jox paañ bi couleur bu rafet mais aussi day tax du tas du def dara ci biir lekk bi ki nga xam ne bu wow la yore moom mun na su ko neexee mun na sauter étape bii nii mais man sama bos bu tooy la moo tax bismillah. Voilà ñu ñëw ak yéen tuuti rek ci paañ voilà parce que paañ généralement nit ñi dañ koy xaw a sous-estimer mais paañ bokk na ci lekk yi nga xamante ni ñoo ëpp nutrient ci monde bi daal maanaam noonu laa la ko mën a waxee donc parce que paañ boo koy xool moom comme aussi comme genre affaire jën yeeg yooyu moom am na daanaka bi vitamine B yépp muy B1 B2 B3 B6 yooyu noonu yépp am na ci donc te bu ñu waxee loolu rek xam ngeen lu muy njëriñ donc ñu daal di ñëw mu am aussi vitamine E comme li ma leen waxoon sànq ci jën bi donc mu am vitamine D aussi nga xam ne baax na ci suñu yax yi donc mu am vitamine A moom aussi donc mu nekk kii boo xamante ni daal am na fer tamit donc te bu ñu waxee fer xam ngeen loolu mooy lan boo lekkee di nga xaar lu yàgg doo xiifaat da ngay xool rek par exemple ki nga xam ne day defar ñambaan da yéen a ngi fàttaliku Sénégal boo defaree ñambaan boo ci defee paañ généralement si la lay gën a si ngay gën am tendance que ni da nga suur këll que bu fekkee da nga def ñambaan boo xam ne daxaar kese la ak ay xawma njamba-njamba yi siy dem noonu donc mi ngi noonu dina am aussi potassium xam nañ ko bu ñu waxee potassium gis nga bu ñu waxee loolu rek xel yi day daal di dem ci ay banaana ci ay pomme de terre ak yooyu donc mu nekk loo xam ne am na ci te aussi taux de glucide bi maanaam carbohydrate am bariwul donc mun nga ci lekk lu bari te du la indil benn ñor-ñor surtout bu fekkee ki nga xam ne par exemple dafa diabétique munul nekk ay yenn affaire yu bari li ma leen wax ci paañ rek mun nga ko def loo xamante ni comme ak ay ceeb walla nga def ko comme soosu mburu donc paañ moom moo mel noonu daal mun nga ko def lu nekk boo ko defee soosu mburu bu la neexee nga boole ko ak sa spaghetti su la neexee nga boole ko ak sa mburu yow yaay xool rek lu la neex macha allah donc loolooy benn kii ci paañ waaw mi ngi waaj a kii mi ngi nii di def ay affaire am daanaka pare na donc dañuy ñëw rek daal di def après suñu soble ak yooyu moom duma ko teel a kii dama koy seppi nga xam ne duma ko teel a bàyyi ci biir parce que dama bëgg toujours rek ni mu mel noonu croustillant et tout nekk ci biir ñànkatang bi nga xam ne day rafetal ñànkatang bi encore. voilà nen baa ngi noonu gis ngeen ko de nen bu gànde la sax tey macha allah donc nenu jën moom ku ko mën a am ku ci am accès bi nga koy utiliser lu bare. parce que li mu am moom tamit ci ay bagages moom kenn waxaalew ko à part neex bi mu neex mais dafa baax ci suñuy wér-gu-yaram d'une façon boo xamante ni dafa bëri vitamine D dafa bëri surtout bu fekkee nen bi nga xamante ni nen bu kii la nen bu duuf voilà xam nga am na yu sew yi noonu yooyu noonu kii taxu koo bëri vitamine noonu parce que màggagul xam nga mais yii nii dafa bëri vitamine lu mel ni ki vitamine D toujours vitamine D xam ngeen ko suñu yax yi la voilà vitamine am na aussi ak suñu bëñ yi tamit gis nga dafay ba vitamine D pour loolu la yax ak bëñ donc loolu mooy nenu jën donc am na aussi comme li ñuy wax rek toujours li mu amee ci ay pour ki nga xamante ni par exemple dafa amee Alzheimer's moom mooy comme genre naax yooyu loolu dina la ci xaw a dimbali tuuti parce que dafay màccal xel daal maanaam dina màccal xel dina la dimbali ci ay lu mel ni ci ay côté ay tension ak ay yu demee ni ki noonu donc dina la dimbali bu baax a baax donc nenu jën a ngi noonu yenn rek laa cité parmi tant d'autres yi nga xamante ni moom am na ko bienfait yi nga xam ne def na ko li nga xam ne vitamine A la am na ko vitamine A buñ ko waxee moom mooy maanaam pour loo xam ne dafa baax pour suñu bët yi aussi donc loolu ñu bàyyi ci xel donc mu ngi noonu tey jii yooyu lañ leen indi voilà ñu daal di def fii tomate laa jël mu nekk tomate fraîche bi moom laa jël ma blend ko fii muy jàmb ko daal bismillah tuuti laa si def leneen li dama koy téye pour kii bi pour xaaral ma wàññi tuuti pour sauce bi donc tomate moom yàgg naa leen ko wax donc moom aussi xam nga tomate bu ñu nee tomate ci fruits yi la bokkul sax ci légumes mais tomate boo ko xoolee couleur bu orangeâtre bi rek war na la wax lan la am mu nekk lycopène nga xam ne dafa baax pour suñu bët
baax pour suñu aussi pour côté digestion muy tamaate loolu la ñuy dimbali daf ñuy dimbali pour digérer bu baax mais aussi dafa am tuuti boo xoolee li mu am ci contenu wu ndox dafa xaw a bari donc nga xam ne dafay baax ci suñu wér-gu-yaram moom tamit donc dafay dimbali waate aussi pour ñi nga xam ne dañoo amee diabète pour nga xam ne boo ko lekkee du jàpp sa taux de glucide bi di ko yéegal ak a wàccee di def parce que loolu mooy sonal les diabétiques généralement li nga xam ne mënuñu contrôler taux de glucide bi buy yéeg ak a wàcce loolu moo leen di sonal bu baax donc tomate bokk na ci lekk yi nga xamante ni wala ma ne bokk fruits yi nga xamante ni boo ko lekkee yow du la indil ñol-ñol noonu donc loolu rek mu nekk quelque ci yi nga xam ni baax na aussi ak tamit ci suñu suñu peau baax na ci torop moom tamit parce que booy xool sax yenn diw yu bari wala yenn facial yu bari dañuy def maanaam yu nga xam ne pour def ko ci suñu kanam pour rafetal kook yooyu day dekk à base de tomate wala à base de carotte donc mu nekk yoo xam ne baax na aussi pour ci suñu wér-gu-yaram ñenn ñi ñu ngi wax dafa anti-carcinogénique donc loolu tamit ñu bàyyi ci xel. ñu njulub bismillah maa ngi ñëw def sama ñokmaan bi dama ko fàtte woon. dinaa def aussi tuuti dinaa xool su dee am naa géej ma ñëw temps yële damaa amoon géej de mais xamuma nag ndax ba léegi maa ngi ko am ou pas sinon rek damay yem ci ñokmaan bi wala ku bëgg def géej mun nga def géej yow boo ko amee ak yéet yépp voilà donc nii lañ koy bàyyi daal di ñëwaat ak yéen suñuy dugal légumes yeeg yooyu incha allah. voilà léegi dañuy ñëw rek daal di def suñu légumes yi donc chou pommé mi ngi noonu bismillah ñu def batañse daal di ñëw def suñu carotte daal di ñëw def naajo def kanja def suñu laurier daal di tëmbal suñu kaani yu verte yi mangook voilà ñu def tuuti suñu chou-fleur bi moom dama wax naa leen tàmm naa leen wax li ci nekk donc moom xam naa waa kër Chez Bilo moom mën nañu sax di nelaw di réciter maanaam li nekk ci chou-fleur loolu moom macha allah parce que tàmm nañ leen ko wan nañ leen ko fi façon bu nekk laa la wax nii donc ki nga xam ni dafa diabète wala diabètul bëggul lekk ceeb lu bari wanoon naa leen fi di ngay defaree ceebu chou-fleur te li mu am ci glucide bariwul mën nga ci lekk ba sonn du la indil benn jafe-jafe donc loolu mu nekk ci chou-fleur bi nga xam ne benn ci bienfait yi la mun na remplacer ceeb pour ki nga xam ni par exemple dafay xool li muy lekk bëggul lekk ceeb bu bari soo xoolee añ bi dama xawma añ la xawma reer la xawma lu mu doon mais daal dama ko def noo xamante ni dafa bëri légume ba nga xam ni tey jii kii di ñëw tombe ci te bëggul lekk ceeb bu bari mën na lekk légume ak gogo te du sonn du ko def dara jën bi aussi macha allah yàlla def na mu bëri tamit donc mu ngi noonu ñu bàyyi nag léegi muy def ay affaire am ñu dem sebeti ji nettoyer tuuti nga xam ne bu ñu ñëwaatee incha allah dañuy jublu ci sauce bi nga xam ne taf ñu pare ceeb bi rek la ñuy nar a xaar incha allah. voilà dañuy defar suñu nokkos bi instant bi donc mu nekk li ngeen gis fii poivron moom laa def fii def tamit oignon daal di def tuuti kaani ak tuuti suñu mélange d'épices bi donc moom la ñu def noonu mu nekk nokkos bi léegi dañ koy daal di ñëw dugal blend ko fii. voilà léegi nag dañ koy dem dugal ci biir cin bi incha allah ñu daal di def suñu ñokmaan bismillah léegi nag ma dem wëri ji géej ma dem wëri ji géej bi donc nii lañ koy def daal di bàyyi tuuti nga xamante ni après dinañ ñëw seppi incha allah ci kanam tuuti rek chou-fleur bi parce que moom day gaaw a ñor mook chou pommé bi donc yeneen yi ñu xool aussi ni ñuy def au fur et à mesure ñuy dem. voilà léegi li ñuy ñëw def mooy dañuy daal di ñëw seppi bu ko defee ñu daal di ñëw sóor nag léegi incha allah. donc nii lañ koy bàyyi donc ki nga xam ni moom par exemple ceebam bëggul ndox bu mu def ndox lu doy nii man sama bos xam naa ni ndox bi baax na. bu fekkee ni wóoru la rek wàññil ba nga xamante ni leer na la ni lii baax na nii bu ko defee nag nga door a mun a di wis ndox di dolli moo gën a yomb wala di sotti ñeex moo gën a yomb que boo ko bàyyee mu daal di tooy ci sa loxo
léegi paañ bi damay xaar ba ndox bi ñeer ba ma xaw a ëlbati tuuti benn ëlbati rek ma def si paañ bi incha allah. voilà fii nii dañuy defar suñu sauce bi lañuy defar nii nga xamante ni sauce kii bi la crevette bi donc lu ma am fii jusqu'à présent defaguma kii tomate loqati donc oignon la ak poivron bu rouge bi ak aussi suñu desitu kii tomate fraîche bi ñu dëbboon bi sànq moom moo nekk nii donc moom laay def nii daal di koy sauter rapidement donc bu ko defee ma daal di ñëw sauce bu gaaw laa koy def donc comme rek jaga togg nañ ko fi à plusieurs reprises donc ma daal di ñëw def sama tomate loqati donc bëgguma mu nekk sauce bu bëri tomate dama bëgg rek lu yem. voilà gis nga tomate bi du bari donc nii la ñuy def rek bàyyi ko mu dog tuuti gis nga comme man crevette bu ñor bi laa am du ma ko teel a def bu ma ko defee rek mooy damay fay gaz bi ci boppam parce que instant bi su fekkoon dafa congelé damay bàyyi mu tàng ma daal di koy fay mais génnee naa ko bu yàgg nga xamante ni dégivré ne fii ci suuf ba pare donc nii rek la ñuy def bu ko defee ñu daal di ñëw def suñu épice bi léegi bu rouge bi laay def mélange d'épices bu rouge bi nga xam ni affaire yi day gaaw donc mu ngi nii bismillah. voilà donc ñu bàyyi ko nii muy mijoter ndànk-ndànk. lu ma fàtte woon mentionné sànq bi ma sóoree dama si def xool leen suñu clou de girofle mu ngi nii suñu jar donc moom laa def si biir nga xamante ni suñu paree dañ koy daal di seppi incha allah donc mu ngi nii gis ngeen ko ak poivre africain bi moom moo nekk noonu donc nii la ñuy def léegi nag daal di ñëw def paañ bi ndànk si el bi bismillah muy tàng ndànk après bu ñu paree nag daal di leen wan incha allah bu ñu ñëwaatee fii rek mooy maanaam benn jekki lañ koy def nga xam ne dina pare. gis ngeen def nañ suñu sauce suñu crevette bi dañuy daal di def tuuti citron rek gis nga juste pour nga xam ne day dindaaye sëccaayu kii crevette yeeg yooyu donc bu ko defee mu ngi nii ñu bàyyi ko pour 1 minute rek ñu daal di fay gaz bi incha allah. waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon ni ñu indiloon leen tey ji ceeb bu weex bu simple rek boo xamante ni ceeb bu kii laa koy tuddee ceebu paañ ceeb bu weex bu am paañ donc ñu daal di koy boole ak sauce jega boo xam ne crevette lay nekk à base de crevette la donc moom moo nekkoon nii ak suñu ay bagages yi nekk ci biir daal donc ñu waxoon leen ci biir émission bi maanaam bienfait wu yenn légumes yeeg yenn bagages yi ñu utiliser yépp daanaka donc di leen wax ni émission bi nag tey ñu ngi koy jox képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo chez Bilo ñu ngi la koy may plus particulièrement les grandes dames de chez Bilo ñoom ñëpp laa ko may tey moom ku nekk gis ci sa bopp incha allah j'espère que sama sister Khady Diop du Khady si New York du mer parce que kanja baa ngi nii tey jii gis naa sama kanja bi di ko jox aussi l'Universal Dave moom tamit ñu ngi ko koy may di leen wax ni bu fekkee ni am na kuy seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné mais yéen aussi bu leen fàtte di partager vidéo yi di ko aimer ak aussi ñu ngi di commenter tamit di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah